asalaamaaleykum ñu ngi leen nuyu di leen ziar yéen ñi suivre seen chaîne YouTube bu Reubeuss TV tey lundi 13 avril 2020 nañ indi seen situation coronavirus fii ci Sénégal ak lépp lu jëm ci àdduna bi tey nag gis nañu fii ci Sénégal sur 144 personnes testées 11 ñoo positif ci biir 11 yooyu 10 yi ay contacts suivis lañu kenn ki mooy cas communautaire mu nekk loo xam ne ba léegi moo continue di tiital askanu Sénégal. ndax ba léegi ñooñu xamuñu fu ñu jógee loolu mooy xeexu ministre bi jamono ñu toll nii moo nekk xeexu ministre de la santé ak médecin yëpp yu ko wër ci biir nag 11 positifs yooyu tamit tey am nañu 7 ñoo xam ne tane nañu alhamdulilah ba dinañ dellu nañ seen kër bilan wu Sénégal nag jamono ji ñu toll ci 291 personnes yu positif 178 yi tane nañu ba dellu seen kër ñaar ñoo si ñàkk seen bakkan ñi si des nag mu nekk 111 personnes ñu nekk sous traitement. tey nag wàccaloon nañ leen Petersen dugg ci biir marché bi waxtaan ak askan bi ndax gis nañu bi coronavirus bi ñëwee Sénégal ba léegi façon masque bu ne ñu ngi koy gis dem na sax ba ay tailleur di defar ay masque di ko ñaw muy ay masque local lañ koy wax parce que soo xoolee ñu ne masque yeneen yi dafa cher askan bi nag ñu ngi koy jëfandikoo jamono ñu toll nii foo tourné ci mbedd bi ñu fa fees dell dem nañu nag waxtaan nag tailleur yu koy ñaw ak askan bi nga xam ne ñoo koy utiliser xool ndax hygiène bi nu mu demee ndax est-ce que am na kaaraange. dañu dem seetaan suñu reportage bi suñu naataango bi def. ñu ngi fii nii ci fabrique artisanale bu Sandaga fi nga xamante ne ñu ngi fiy defar ñu ngi gis ne ñu ngi fiy defal masque yi nga xamante ne suñu artisan yi moom la ñuy defar ñu toog ak Zakaria Diallo mu bokk ci ñi nga xamante ne ci masque yi la ñuy yëngatu Zakaria. waaw ça va ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm si suñu fabrique artisanale bi gis nañu depuis feebar bi tàmbalee ba tey donc ñëpp a ngi yëngu si li jëm si masque yi importé yi. donc dañoo gis ne ñun que masque yi ñuy defar nii avec tissu bi jusque dañ ciy mën a fóotaat def ko réutilisation quoi encore donc da nga koy jënd nga désinfecté ko ñu ngi koy defaree tissu vax am na tamit yeneen tissu coton yoo xam ne dañ ko ciy defar donc da nga koy jël nga désinfecté ko ba pare alcool après nga sol ko soo ko paree mën nga ko fóotaat encore soo ko fóotee donc mën nga ko désinfecté encore une fois parce que dafa nekkoon ci naaj ak poussière bi après nga door ko solaat mën nga ko sol durée bu la neex daal. mu mel ni que ni da ngeen di jël seen i ay matukaay mais une fois masque bi pare est-ce que emballage bi noonu lay demee parce que bu fekkee ne tamit ci commencement bi désinfecté ngeen ko defar lépp ba pare su ngeen pare exposé waat ko tamit loolu mën na jur yeneen loraange. waaw donc fii ak dëggantaan bu ñu paree defar ba pare yow mi ñëw di jënd dañ lay jox ay échantillon ba pare mais donc ñun dañ lay jox donc ni ñuy wax dañ lay ñaax daal soo demee balaa nga koy utiliser soit na nga ko fóot ba pare soit na nga jël alcool nga désinfecté ko ba pare wala nga am loo ci diw loo xam ne leer na ni mi ngi mel ni lu bees tàkk te amul benn microbe bu ci ne dañ lay jox matuwaay yooyu quoi. donc su ma la déggee bu baax ñi koy jënd bala avant utilisation bi ñooñu war nañ ko fóot fóot bi nu muy demee ndox bu tàng lañ koy fóotee maa ngi dégg ngay wax masque te lii tamit tissu bi nii lan ngeen ko defaree est-ce que mën nañ ko désinfecté ak alcool noonu rek. voilà donc mën nga jël alcool tout juste comme ni mu nekkee nii bu fekkee ni nii nga koy solee nga parfumé ko nii mu leer na ni lépp luy microbe bi ci nekk dañ na xam nga wala sinon mën nga jël tamit nga fóot koog omo def ci eau de javel parce que tissu yi nii donc tissu yoo xamante ne du gaaw a bàyyi léegi boo ko ci defee boo ko solee rek amul problème daal voilà. loolu noonu li ngay wax ni yëpp dégg nañ ko mais loolu yéen ci ñan ngeen ko ci spécialiste yi ngeen ko déggee wala ci xam-xam bi fu mu jógee ba ngeen war a xam nan lañ ko war a utiliser ak est-ce que rapproché wu ngeen ci ay borom xam-xam ñu wax leen nan la ak naka la parce que masque yi peut-être ñu ngi dégg ni ay 2 heures de temps la wala 3 heures de temps parce que bëgguñu affaire bi nekk jàngoro buy jur nu mu tudd garab buy jur jàngoro nit ñi di ko utiliser yeneen feebar yi di ciy ñëwaat. donc yéen naka ngeen xamee nan lañ ko war a utiliser ak prévention bi da ngeen rapproché wu ci ay borom xam-xam. voilà donc dañoo juste rendre compte que ni que surtout vaccin yi di ñëw fii nii dañuy nekk ci ay échantillons yoo xam ni dañ koy plastifier mais une fois mu ñëw ci dépôt yi nii dañ koy tas di ko teg des fois par terre et tout donc ci lañ dem ba gis ni que donc boo ko jëndee ba pare li gën a wóor daal mooy na nga ko désinfecté ba pare nga door ko sol. te boo ko solee ba pare donc à une durée par exemple de 2 heures ou 3 heures parce que lii vaccin la donc dañ lay ñaax donc nga comme cherul léegi nga boo ci wutee ñaar wala ñett boo ko désinfecté ba pare balaa nga koy utiliser boo ko désinfecté mu def benn 2 heures de temps mun nga jël après nga fóotaat ko nga def si désinfection encore nga kii ko parce que day teel a wow d'habitude coton lañ ciy def pour mu gaaw a wow daal
donc ni ñu koy désinfecté dañ gis ni tamit ñi njëkk ñi yii njëkk a ñëw fii yëpp dañ koy désinfecté ba pare médecins yi door ko utiliser ñun tamit ci lañ basé woo ne que yii dañ ko war a désinfecté ba pare gars yi door ko utiliser daal. Zakaria jaajëfal nañ la. waaw maa leen di jaajëfal yéen tamit donc di leen remercier si seen teewaay fii nii donc di leen wax Maxi nii amul benn danger donc c'est accessible à tout le monde wax kese la des fois tissu coton la donc c'est désinfectable xam nga mun nga ko utiliser à multi reprises boo ko saamee bu baax te nga bañ di ko teg fu ne di ko jox ku nekk daal sa Maxi bi nga jënd na nga ko téye yow kese di ko désinfecté di ko sol bon wasalaam. Pape Moussa Ndiaye te dañoo ñëwoon fii def reportage ci port des masques ñu gis ni nga takk masque africain yi au fait dañ la doon laaj rek ndax xam nga nan la ñuy utiliser masque yi ak ñaata temps lay durer. waaw marché tissu yi day dama doon dégg ci docteur bi mu ne mën nga koy takk soo ko takkee soo xëyee takk ko bu su ngoonee boo wàccee da nga koy fóot nga paase ko microbe bi dañ comme que mënuñu matale yeneen masque yi pharmacie yi di jaay te bëgg nañ aar suñu bopp itam jàppale leen ci feebar bi loolu daal xam naa ko ci moom. yow masque yi benn nga ci am ñaar wala ñett parce que masque yi dégg nañu ne dañ ko war a utiliser 4 heures de temps est-ce que yow xam nga ne masque bu nekk warut a weesu ñeenti waxtu. non xaw ma ci loolu nag dama koy xëy takk ba ngoon su ma wàccee ma fóot ko changé beneen yoruma ci benn moom. ba fi ñu wax ak yéen ni coowalu ceeb bi mooy partage denrées alimentaires yi mi ngi continuer di indi ay coow fii ci Dakar Plateau coow li bari na depuis quelques jours tey nag ku ñu ne El Hadj Malick Fall nekk coordonnateur ACT parti bu Abdoul Mbaye ñoo na fii ba suñu studio di kaas gestion bi ni mu demee gestion wu Alioune Ndoye la ñuy wax parce que mooy maire Dakar Plateau parce que gis na ni affaire bi ni ñu ko séddalee jaarul yoon tey dañ koy déglu nag ak suñu reporter Aboubacar Sissoko mi ko dalloon tey ci biir studio bi. voilà li nga xamal que tey moom ma nuyu naa la sëñ bi waaw nuyu naa képp ku ma fi fekk waaw di leen ziar di leen màggal li ma indi fii nii tey benn constat la boo xam ne bu ma yàgg am tey nag wàllu def ci gën a ay tey ma xam ne jub jot na voilà en tant que coordonnateur de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail ma bokk nekk un responsable de Dakar Plateau ba pare nekk un responsable au niveau du quartier en tant que jeune ma gis benn constat boo xam ne jàpp naa ne du lu rafet parce que dafa am li nga xam ne que moo xew te li xew ñëpp am nañ ci seede voilà ñëpp am nañ ci seede àdduna yëpp am nañ ci seede mu nekk loo xam ne lu doy waar la bis ni ki tey ñi ràññee ni tey feebar bu bon dugg na ci àdduna te je pense que ni ñun suñu réew épargné wu ci muy Sénégal je pense que ni ñun suñu commune épargné wu ci muy suñu département di Dakar ma jàpp ni suñu commune bi ñu gën a concerné tamit épargne wu ci muy la commune de Dakar Plateau qui nous ont vu naître et grandir tey mu nekk commune bu ñu bëgg am cofeel ci moom tey bu ñu jàppee ni tey am nañu maire mu nekk le premier magistrat de la commune mu nekk je pense que ni tey relais entre l'État et la population tey je pense que ni tey bu demee am ay potentialités yu bëri am prérogative en tant que maire am sañ-sañ war a mën a dimbali askanam ci moment bi nga xamante ne moom la ñu toll ni moment de détresse des Sénégalais moment ci coono askan bi mu wóor ne père de famille yëpp ñu ngi ci njàkkare ak jaaxle est-ce que comprendre mu nga xam ne que ñu ngi ci njàkkare ak ci jaaxle ak ñi nga xam ne que ñooy ndaw réew mi ñu ngi ci njàkkare ak jaaxle ñu ci bëri fu mu toll ni ils sont en demi confinement moom laa ko mënee tuddee ñu bëri ci bërëbu liggéeyukaay yi ñu nekkoon je pense que ne guddi ñu toll nii seen liggéey demeetul noonu lépp lu doon dox mi ngi doxee fu mu toll nii à 10 à 20% tey mu wóor ne loolu situation bu tar la bu metti en tant que maire jàpp naa ne war na mën a am grandeur ak largesse u dimbali askanam comme ñeneen maire yi ni ñu koy defee dans le département de Dakar mais jusqu'à présent ñi ngi gis sunu maire mi ngi tardé à réagir par rapport ak li nga xamante que moo xew bu ma toogee il y a 3 jours ma dégg ne am na ndimbal bu jógee ci mairie bi bu dugg ci gox bi ma gis dem constater est-ce qu'on comprend que ni ñu koy dispatcher ni ñu koy distribuer c'est purement politique c'est sélectif et c'est partisan ma jàpp ne loolu c'est inadmissible du lu jaar yoon loolu du lu rafet en tant que maire bi nga xam nga yaa war a dimbali askan bi yaa war a jàppale askan bi tey yaa taxaw di jox njaay bàyyi jóob di jox fay bàyyi jaxumpa waaw askan bi comme ni ñu ko seetaanee moom El Hadj Malick Fall nekk coordonnateur ACT wax na li ko metti dénoncé na gestion wu partage bi
comme ñeneen ñu ko defee nag fan yëpp nag ñu ngi continuer di am ay information yoo xam ne ñu jóge ci dañoo opposants yi mais en même temps aussi ñi nekk ci conseil municipal bu Dakar Plateau parce que ku ne ñuy joxe xalaatam yaakaar naa ni coow li bari na te yaakaar naa ñoom ñi ko sékk war nañu toog waxtaan seen biir parce que lépp ci askan bi la war a delluwaat te yaakaar naa askan bi ñoo ko moom ndax ñoom ñoo fi ne te coow feebar bi metti na ci ñëpp mais rawatina nag ñi nga xam ne ñooy góorgóorlu yi ñi daan seen doole nga xam ne fu mu toll nii dara doxatul ci jamono bi ñu toll nii. tey nag seen journal coronavirus ñu leen indil mooy actuellement dans le monde 193 pays ñoo am virus bi ñoo fa am ñoo xam dañoo positif ki ci gën a métti la nag nekk États-Unis jamono ñu toll nii ñoom fu mu toll nii ñu ngi toll si 560 890 personnes yu positif 22 109 personnes ñoo si ñàkk gum seen bakkan mu nekk lim bu doy waar. Espagne topp ci ñoom toll nañ ci 169 496 personnes yu positif 17 489 ñoo si ñàkk seen bakkan. Italie nekkoon deuxième pays bi nga xam ne ginnaaw Chine moom moo ci toppoon fu mu toll nii mu nekk si troisième position toll si 159 516 personnes yu positif ñi si ñàkk seen bakkan toll ci 20 499. France ba léegi moom tamit mu ngi topp ci course bi ñu ngi toll ci 133 685 personnes positives 14 393 ñu si ñàkk seen bakkan. Allemagne toll ci 128 002 personnes 3030 personnes ñu si ñàkk gum seen bakkan. Chine nekk pays bi nga xam ne comme ni ngeen ko xamee yéen ñëpp depuis décembre ba léegi ñoom ñoo am enregistré premier cas coronavirus ñoom ñu toll ci 83 213 ñu si ñàkk seen bakkan toll ci 3221. dañuy taxaw tuuti seetlu ci Angleterre nekk na dëkk boo xam ne bokkul sax ci 5 pays yi ko gën a touché mais ñoom jamono yu ñu toll nii ñoom ñooy troisième pays bi nga xam ne ni moo ëpp cas de décès ñoom fu mu toll nii ñu ngi toll ci 89 564 personnes positives 11 329 personnes ñoo si ñàkk seen bakkan. ci Afrique nag dañuy njëkkee Afrique du Sud moom tamit depuis quelque temps ba léegi moom moo nekk ci kanam. Afrique du Sud ñu toll ci 2173 personnes positives 25 ñoo si ñàkk seen bakkan. Algérie nekk dëkk bi nga xam ne moo ëpp ay mort fii ci Afrique ñoom ñu si toll ci 1983 personnes positives 313 morts ñoo xam ne faatu nañu ci feebar bi. Égypte nekk pays bi nga xam ne moo njëkk am cas de coronavirus mooy Covid-19 ñu toll ci 2065 personnes positives 159 ñoo si ñàkk seen bakkan. Maroc moom tamit sonn nañ trop ñoom dëkk foofu ñu ne te dëkk la boo xam ne bari na ay sénégalais ñu ngi toll ci 1746 personnes yu positives 120 ñoo si ñàkk seen bakkan. boo xoolee pays yooyu yëpp presque à part Afrique du Sud ay pays maghrébins la ñoo nekk au nord ñoo gën a jege Europe mais gis nañ ko tamit depuis quelque temps li ñu ne Afrique noire mooy ñi nga xam ne ñoo nit ñu ñuul lañu comme Sénégal Côte d'Ivoire Mali dafa am dëkk yoo xam ne coronavirus bi commencé na leen sonal lu jëm ci Niger nag actuellement ñoom ñu toll ci 529 personnes yu positifs 12 ñàkk nañ seen bakkan. Cameroun 820 cas positifs 12 ñoo si ñàkk seen bakkan. Ghana toll ci 566 personnes yoo xam ne ñoo positif 6 ñàkk nañ seen bakkan. Côte d'Ivoire tam nekk dëkk boo xam ne ñoo bokk zone bi 574 personnes 5 ñoo si positif soo gisee ñu dugal leen tey yooyu pays ci biir bokkuñu nag ci 5 premiers yi nekk ci Afrique. mais nekk nañ ñoo xam ne seen évolution bi fu mu toll nii chaque jour day at day yokk te yaakaar naa ni il est temps que gars yi gën a taxawaat ci barrières yi taxawaat ci prévention yi xool nu ñuy def ba feebar bi mën fi génn parce que Afrique noire bi c'est vrai que tëj nañ frontière ak yépp mais dëkk la yoo xam ne ñoom ñoo bokk même zone ñoo bokk même der kon yaakaar naa ni lépp lu leen laal rek daf ñuy laal malgré que lu laal monde bi fu mu toll nii laal na ñëpp parce que li ñuy wax si ki ma lakkandoo ñëpp bokk jàngoro bi ñu ñaan yàlla rek bor bi teggal ñu ko si jàmm ak salaam. kon nag sama gars yi yéen chers internautes yi nga xam ne yéen ñuy suivre depuis le début ba tey dañ leen di jaajëfal te lii lañ leen indiloon tey seen journal coronavirus ba léegi mu ngeen ñu suivre ci Instagram aussi Reubeuss TV ak ci Facebook Reubeuss TV 1 information yëpp di ngeen ko am à chaud ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox rendez-vous suba mardi incha allah rabbi 14 avril 2020 indi yeneen information ak yeneen yéenekaay ak yeneen xew-xew yu am fii ci Sénégal ak lu jëm ci àdduna bi yëpp jërë ngeen jëf.